waaw ñi ngi rafetlu bu baax distribution ndogu bi nga xam ne waa Kapsi Production ñoo koy def te tey daanaka mu nekk 9e édition particularité bi am nag ci édition bi mooy dañ ko jagleel suñu ay kilifa suñu ay mag suñu ay nijaay ñoo xam ne suñu borom dafa dogal ñu jiitu ji mu nekkoon nag ñu am taxawaay ci koñ bi soo gisee mën naa ci lim Mourchid Ahmed Iyane Thiam mën naa ci lim Moundaye Diagne ak ñeneen ñoo xam ne li ñu ràññee ci seeni jëf mooy ñu nekkoon ci gox bi nekk suñu ay royuwaay di ñu teg ci yoon di ñu tette di ñu xamal àdduna kon bu fekkee ne xale yi dañu dem ba at mu jot ñu def tànn ci biir weeru koor bi mu nekk mois de solidarité mois de partage ñu ciy def action de solidarité bu mel nii ba pare di ci fàttaliku ñi ñu doon teg ci yoon dañ ciy sant yàlla di ñaan ci barke weeru koor bi sunu borom gën a wàccee jàmm ci réew mi gën ñu taxawu gën ñu sàmm mais surtout mbébét yi nga xam ne président Macky Sall am na ko ci lépp loo xam ne dina jëmale bien-être nit ñi ci fii ci biir Sénégal mu defal ko rawatina ambition yi mu am pour jeunes yi te loolu dañuy wax ne jeunes waa Sicap yi ñu ngi ci déjà parce que boo seetloo au-delà de ces actions-là dañu nekk également des jeunes qui sont engagés aussi bien pour la sécurité du quartier pour booster l'économie locale à travers entrepreneuriat yoo xam ne kenn ku nekk yaa ngi seet ki ci sawet nga mën ko boole ci li ngay def loolu bu ma ko waxee action bi ñu def tey da koy firndeel kon ñi ngi ñaan comme niñ koy defee ci gox yu bari ci Sénégal mu nekk tradition boo xam ne dañ koy perpétuer muy gën a suuxat jàmm mais surtout di gën a suuxat solidarité ci suñu biir. waaye gox wax nga ko léegi employabilité ci Sénégal fu mu nekk nii moo tere ñëpp nelaw yow en tant que ministre ak ci gox bi loo commencé def fi ngir jàppale le président de la République. waaw fii ñu ngi fi def benn programme bu ñuy wax Jokko Jeune programme boobu ñuy wax Jokko Jeune ñun ñii ñëpp ñoo ànd di ko def. muy di def ay focus group ci biir gox-goxaat yi di waxtaan ak xale yi ñu wax ñu ci lan lañ ne yan moo ci seeni jafe-jafe lan lañ ciy xaar ci état bi pour mu jàppale leen ci wàllu formation ci wàllu encadrement ak ci wàllu solution également mu nekk nag programme bu am solo ndax daanaka bu ñuy xayma defagum nañ lu tolloog 20 focus group mais gis nañ ne tey le modèle de l'économie sociale et solidaire à travers la mise en place de coopératives de jeunes mën na bokk ci luy indi emploi massif ci biir ndaw yi te ñu ngi koy xalaat bu baax a baax jàpp nañ ne bu ñu booster ñenn ñi ci wàllu équipement matériel ñenn ñi ci wàllu fonds de roulement y a de bonnes initiatives yoo xam ne bu ñu ko mettre en œuvre dina nekk effectivement une bonne contribution dans la politique d'insertion des jeunes. voilà yaa yore wàllum microfinance foofu tamit lan ngeen di fas yéene def yan plan ngi def pour jàppale jeunes yi. waaw xam nga boo seetloo jeunes yi dañuy yëngu lu bari ci wàllu secteur informel. muy jeunes yi muy femmes yi te secteur informel bi lii seen caractéristique mooy le système bancaire classique mënu leen absorber ce qui fait que État du Sénégal dafa teg une politique de microfinance boo xam ne dafa adapté spécifiquement pour ce secteur là kon tey bu fekkee ne ministère boobu dafa bokk ci benn ci secteur yi ñu yor mécanisme yi nga xam ne moom la ñu président Macky Sall sant mooy fexe ba teg un système qui peut être adapté aux réalités économiques de cette frange-là te commencé nañ ko tàmbali nañ ko au-delà du système financier décentralisé bi nga xam ne mi ngi absorber plus de 3,5 millions de membres tey teg nañu le Fonds national de la microfinance bi nga xam ne jàpp nañ ne dina am wàll ci gouvernance institutionnelle mais également dina gën a améliorer l'offre de services que ce soit le service financier ou non financier pour que accès au crédit nekk de manière plus allégée plus adapté notamment pour la relance économique bi nga xam ne moom la ñuy jëm. jot nañoo waxtaan ak ñu bëri ci gox bi Sicap 1 ba 6 ñu bëri ràññee nañ la bëgg nañu vraiment nga nekk candidat ci mairie bi ndax loolu da nga ci ànd ak ñoom. waaw xam nga ñun bi ñu amee ambition pour Sicap du tey bi ñu jugee rek dugg ci politique la ñu am ambition moo xam pour Sicap moo xam pour réew mi te ambition boobu li koy matérialiser mooy engagement citoyen. kon tey waa Sicap bu fekkee ne nee na ñu gis nañ ne taxawaay bi ma def doy na leen dafa fekk ñoom seen taxawaay la
ndax tey bu dul woon teg seen engagement du ma fi nekk kon engagement la boo xam ne dañ ko bokk wàllu candidature nag wax ko teel na ndax dañu bokk Benno Bokk Yaakaar conférence des leaders yi ñooy décider ci wàllu candidature yi mais ce qui est sûr mooy Benno Bokk Yaakaar Sicap Liberté te nga xam ne coordonnateur bi mooy le maire Santy Sène Agne mi ngi dox ñun ñi ngi waxtaan coalition boo xam ne mi ngi dox la maintenant diversité yi ak divergence yi en politique dafay am mais bu waxtu candidature jotee moom incha allah lu ci direction bi xàcc rek dañ koy daal di topp. du Khadim Gueye nekk président association CAPSI production bon ñun nag ñu ngi remercier Sicap di sant yàlla sant ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy jàppale ci association bi diñ ci dimbali te loo xamante ne du tey parce que association bi bu leen ko gisee mooy ñoo xamante ne depuis ba ñu amee 5 ans ñooy ànd presque mooy association bi kon dañoo weesu ba ñu ngi am at yi ñu am tey ndogu bi nag initiative bi mi ngi waaw initiative bi mi ngi démarré depuis def na 9 ans ñu ngi koy def te ñi ci sant ñëpp ñi nga xamante ne ñooñu ciy jàppale ñu ci dimbali te mu nekk affaire bu rafet ndax ñun dañ ko def te yàlla tax dañ ko def ngir ñi dëkk bu rafet parce que ñun ñi nga xam ne ñoo juddoo fii nii ci Sicap ñun amuñu lu dul ay mag yu baax yooyu ñoo ñu jàngat ba tey ñu nekk ay ndaw yu baax yoo xamante ne war nañu mën a xalaat lii def ñu am ci namit ay nakar yoo xamante ne fekk nañu ci ay bànneex yoo xam ne fekk nañu ci nakar yi nag mooy suñu wayjur yi nga xamante ne ñoom lañ ko hommagé tey ku mel ne mun naa cité Moursi Yane Thiam mi nga xamante ne suñu wayjur la woon te ñu dëkkaanoon moom dëkkin bu rafet te fu mu mësaan a toll ci waxtu bi yaakaar naa Sénégal bi yëpp ci xelam la ñuy dem kon fu mu toll nii ba tey ñëpp seen xel ci Moursi Yane Thiam lay dem te ñu dëkkoon ak moom dëkkin bu rafet am ci sañu mag joo xamante ne boo xamante ne ci membre bi la bokkoon nekkoon modérateur doon defar Mounday Diagne bokkoon ci te wàññeeku ba léegi ci Sicap bi ñun dañoo nekk jaloo chrétien ak musulman parce que ñun ñëpp benn la ñu amuñu xaj ak seen parce que dañuy jàpp ne jullit ak chrétien yëpp benn la ndax am nañ ci sañu yaay joo xamante ne nii dañ ko boole ci hommage bi parce que moom chrétien la te suñu borom def na ne doomam suñu xarit la ñu ñoo doon ànd ak moom depuis ba ñu nekkee xale te boole nañ ko ci hommage bi kon ñun ñu ngi boole jullit yi ak chrétiens yi muy ñu def fédération boo xamante ne bu dëgër la ci Sicap te dañoo judd fekk ko fi du ñun ñoo fi créé ba ñu juddoo ba léegi ci lañ ko fekk ñu ci góorgóorlu di ci liggéey ak membre bi nga xamante ne moom lañ nekk CAPSI production te ñu nekk membre bu sakkan boo xamante ne ñoo juddandoo yarandoo màggandoo kon nekkul loo xamante ne lu tey la wala lu démb mais lu barki démb la kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñi nga xamante ne teew nañu fi di leen di jaajëfal Sicap bi tamit ñi nga xamante ne jàppale nañu